asalaamaaleykum mbokki Yoff toujours dans le cadre des législatives ñu ngi nii tey war a def biyaa gi def Terme Nord ñëw waxtaan ak mbokki Terme Nord gis nañ ni ñu ko tertoo monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr 4e sur la liste nationale lépp dans le cadre législatif yàlla dogal na moom rek mooy doomu dëkk bi nga xam ne moo am position favorable pour nekk député à l'Assemblée nationale. gis nañ waa Terme Nord ni ñu ko teeroo dañuy juste waxtaan ak askan wi ñu xool lan lañ xalaat si élection yi ñu jëm ak ban taxawaay lañ ci war a am sans tarder dañuy jox kàddu gi askan wi kuñ si dajal ñu laaj la jërë ngeen jëf. tey ngeen bàyyi seen i nelaw ñëw tertu ko suba teel mu ànd ak monsieur Birame Gningue ban xalaat nga am si élection yi ñu jëm ak looy wax mbokki Terme Nord ak mbokki Yoff. waaw tout d'abord damay nuyu population yoffoise bi ba pare plus particulièrement ñu nekk biir Terme Nord ñuy nuyu population Terme Nord bi ba pare ndax nag doole jën ndox ndax ñun bu ñu amee kàttan am mën-mën ba tey ngir taxaw ñu dénk seen micro dañuy gërëm bu baax ñi nekk suñu ginnaaw ñi nekk suñu ginnaaw ñan lan mooy waa population Terme Nord kon ñooñu tam ñu ngi leen nuyu bu baax di leen jaajëfal di am mbégte contentement ci interrogation bi ngeen may defal ne di wax rek ne vraiment li nga wax rek lañ ci la ñuy ñëw muy monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr moom rek mooy doomi Yoff Ngor Wakaam Yoff bu nekk ci liste majoritaire bu Benno Bokk Yaakaar nekk 4e position kon macha allah kooku yaakaar naa ne su ko neexoon sax mu dem tëdd nelaw te du te incha allah day jàll kii mais nag xëy na bëgg askanam ak bëgg defal waa Yoff ak bëgg jàppale waa Yoff moo tax mu jóg dem di dugg ci biir nit ñi di waxtaan ak askan bi ñuy rafetlu rek tamit ñëw bi rawatina bi mu àndeek grand frère am xaritam mbokkam muy El Hadji Birame Gningue ñu leen di jaajëfal bu baax di ñaan yàlla jàppale leen ba au soir du 31 juillet incha allah yàlla may leen ndam bu sedd guddi guy fii ci commune bu Yoff te loolu rek la ñuy ñaan ñun nag population Terme Nord ñun ñëpp yaakaar naa ni jóg nañ takku ndax yaakaar naa ni monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr li mu mën a apporter population Terme Nord amul beneen candidat bu mën a apporter loolu population Terme Nord parce que Terme Nord a besoin d'être lotissé Terme Nord bëgg na titre foncier Terme Nord bëgg na yeneen ak yeneen ak yeneen kon kooku ki nga xamante ni moo mën a yegg si son excellence le président Macky Sall yóbbu doléance yooyu du kenn ku may Abdoulaye Diouf Sarr kon ñuy woo rek population Terme Nord bi di leen wax ne leen nanu génn jàppale seen doom jàppale seen frère jàppale seen mag mu am ndam fii ci école aéroport au soir du 31 juillet incha allah. bon ñu ngi lay remercier aussi ci tàllal micro bi ñu tàllal micro donc aujourd'hui dañoo recevoir kii di ex ministre monsieur Diouf Sarr nekkoon ancien maire de Yoff bon tey dafa ñëwoon visiter suñu quartier ñu yëg ko bon looloo tax ñu génn en tant que ay jeunes yu am ay doléances aussi ginnaaw bu ñu ko dégloo moom mu exprimé wu wax ñu ambition am wax ñu li mu bëgg ñu ne carrément dañ koy déglu mu wax après ñun ñu expliquer ko suñuy attente en fait suñu lan la ñuy xaar ci moom bon enjeu yi c'est clair enjeu yi moo nekk par exemple il est de Yoff il habite à Yoff donc bu ñu amee ku ñu représenté au niveau de l'Assemblée dëkk Yoff aussi moo gën a favorable que keneen di ñu représenté wala sax ñu ñàkk représentant donc ñun enjeu yooyu noonu ñu xam moo tax tey ñu ne xaaral ñu soutenir ko cette fois-ci joxaat ko chance pour que moom mu dem assemblée taxawal ñu fa défendre ñu développement dox ci suñuy ay intérêt pour à ce que suñu dëkk même bu développé wul à 100% ñu am avancement. ñu réfléchir sur les enjeux mooy enjeux yi mooy ce qu'il y a à gagner ou à perdre maanaam li ñu war a gagner ak li ñu war a perdre ci le fait que ñu teg Diouf Sarr comme député à l'Assemblée donc enjeux yooyu noonu buñ ci jeune bu nekk xalaatee réfléchir ci donc dina xam ne que am nañ ci avantage mooy lan mooy comme li ma la répété léegi Yoff la dëkk il habite à Yoff il est de Yoff il peut nous représenter à Yoff moo gën a logique keneen ku dëkkul à Yoff di ñu représenter à l'Assemblée donc enjeu boobu li may digal jeunes yi pour répéter mooy que ñu réfléchir sur les enjeux maanaam ban njëriñ la ñu mën a apporter ñu jël nag aussi ñu am seen engagement di dugg ci politique pas politique et politicienne mais politique de développement mais mettre en place quelque chose des infrastructures par exemple quelque chose comme ça donc en gros loolu lay digal jeunes yi ñu taxaw dugal seen bopp am engagement ci géewu politique bi parce que ñoom ci lañ bokk bu ñu ko bàyyi ak mag ñi c'est l'ancienne école donc ñoom loolu rek la ñuy gis na ko donc jeunes yi daal bu ñu ci duggee ça va apporter beaucoup de choses quoi donc looloo gën a tax tey ñu taxaw teeru ko déglu ko expliquer suñu attente ñu ngi lay remercier. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di jiital ci nuyoo bi ki nga xamante ni moom mooy ilimaanu dëkk bi di ci teg chef de quartier ak képp koo xamante ni membre nga ci biir dëkk bi
tey ji nekk monsieur le maire daf fee ñëw Abdoulaye Diouf Sarr ànd ak Birame Gningue ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay jege ñaaleem seet si woon lii nga xamante ni moom mooy Trao nag dëkk la boo xamante ni tey jii bari na doomu aadama yoo xamante ni ne jaar nañ fi kenn ku ci nekk ak la nga xamante ni moom ngay wax te saa su ne loo ko wax du bokk ak la ngay def waaye moom Diouf Sarr def na fi tey ci loo xamante ni tey jii lu nit ñi mën a teg bët la parce que nit ki lu mu metti metti bëgg ko waxal ko jikkoom bañ koy waxal ko jikkoom man damay nit koo xamante ni Baay Faal laa du ma lu ma waxantu amul ku may yëkkati wala ku ma naan lii wala lii wala lu may ragal nit ginnaawam doxewuma ci noonu mais dëgg moom la yàlla bëgg te moom la yàlla nangu booy bëgg waxal dëgg booy bañit waxal dëgg tey ji dem na ci ba ci terrain bi nga xamante ni mi ngi fii suñu ginnaaw di terrain football bi nga xamante ni tey ji ay jamono Mamadou Diop la woon moom moo ko fi indi woon mais tey demoon na ba ay jamono yoo xamante ni ci ginnaaw yàggul jaay nañ ko fi ci loo xamante ni amaana jàppoon nañ ni yëguñu ko te yëg nañu ko dox ci ba yàlla dogal ci loxoom la jaaree ba ñu jotaat li nga xamante ni mooy terrain bi ndax am na fi bis boo xamante ni bi ñuy tuur fii bi ñu fiy sotti ay camion béton ci ginnaaw camp yi fii xale yu góor yi dëkk bi yëpp dañoo génnoon biñ koy tas tamit am na ci jigéen ñoo xamante ni ñëwoon nañ fi ay mag lañ ñu ngi doon filmer naan li ngeen di def dañ leen ciy tëj dugg na fii génn fi te pourtant boobu liñ doon carte ñun mooy bañ a ñàkk li nga xamante ni mooy suñu terrain bi ndax bul woon dëgg kon tey ci kaso bi la ñuy fekk mais nag yàlla suturaal nañu ba ci dëgg googu moom it mu sukkandiku ci moom Diouf Sarr ba loolu tey jii mu lijjantul ñu ko lii nga xamante ni tamit mooy problème mu dëkk bi tamit la même chose tey bokk na ci ñi nga xamante ni ñi ngi doon lijjanti kayitu dëkk bi ak ñi nga xamante ni ñi ngi doon xool li nga xamante ni mooy avantage du dëkk bi ñu ciy dox di ci wax ba tax na moom man li ma gis ba gis mooy kenn ku ci ne na nga fexe sa kéemtulaay kattan nga jàppale ko te xam ni boo ko jàppalee suñu bopp la ñu jàppale beneen bi mooy Mbacke Diop sunu morom la Abdou Ndiaye ak keneen kon donc ñooñu ñëpp nañu fexe ba daal nañu ànd ak moom jàppale leen dooleel leen ba lépp lu ñu bëgg ci Trao ak Yoff ñu am ko am naa ci yaakaar ndax nag ñun ay Baay Faal la ñu duñu waxantu te lépp lu ñu ne lii la loolu la waxtaan nañoo ak moom déggante nañu dinañu xool li ñu waxanteeg moom dana ko doxal wala du ko doxal boo ko doxalee ñu ànd ak moom ci loolu ndax ñun dëkk bi la ñu am te ku ñu jàppale suñu dëkk ñu jàppale la kon loolu moo doon kàddu yi nga xam mënu woon a ñàkk ak li nga xamante ni moo jëm ci wàllu élection yi loolu it ñu bàyyi ko xel bu baax muy le 31 ñu fexe ba kenn ku ci nekk rek bu wote yi jotee ñu dem sànni ci carte ñun ñëpp nañ mobiliser wu jàppale ko te xam ni buñ ko defee suñu bopp lañ ko defal te bu boobaa li ñu bëggoon dinañ ko gën a am kon loolu mooy li nga xamante ni mooy njëkk te muy mujj boo ko kenn fàtte nañ ko bàyyi xel ñun ñëpp ngeen baal ñu àq wa salaam. may nuyoo di remercier waa CAPS yëpp di wax ne maa ngi leen di dénkaat samay xarit El Hadj Ngara Mbengue merci parce que yaa ngi taxaw sama boor de tout temps depuis ma wàcc ci langue politique bi bañuloo si dara maa ngi lay remercier bu baax a baax fii si tefes bi parce que tefes ak Yoff ñëpp xam nañ ne bu ñuy jël kilifa ba dëb la ah bu boobaa dana doy waar moo tax Ablaye Barési ak Jabel li ngeen def rafet na lool maa ngi leen si encouragé man nag Yoff laa am jeunesse Yoff laa am man nag Yoff laa bëgg jeunesse Yoff laa bëgg Inch'Allah à partir du 31 bu ngeen ma joxee une majorité à l'Assemblée nationale mooy ngeen fal ma nekk représentant de Yoff kaddu Yoff dana jub Assemblée nationale Inch'Allah maa ngi leen di remercier